بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. par exemple dangay gis ni jinne bu duggee ci yaramu doomu aadama li jaaxal fajkat yi ñaari mbir moo am dañu gis ni nit ki dina am possession bu bees nga koy faj mais la plupart soo ko joxee rendez-vous boo ñëwee moom kese du fa nekk waaw premier contact bi nga jox ko rendez-vous su fekkee wérul ci premier contact bi la wax parce que premier contact bi mën nga jàpp jinne bi mu tuub mu bàyyi mais mën na bañ a bàyyi tamit parce que seen nature dëgër bopp la comme yi nga xamee mën na la nax aussi mën na yu bëri mën na la dribbler ci anam yu bëree bëri mais buy dikkaat moom kese du fa nekk waaw loolu constaté nañ ko est-ce que du kenn ka fa nekk léeg-léeg sax parfois ci même possession bu bees taq ngay traité waa ji fekk fa yeneen jinne yu dul jeex ci yaram bi est-ce que du moom mooy ki développé ci simila ak saala est-ce que aussi dafa ubbi brèche yi ñun li ñuy gën di développé mooy dafa ubbi brèche yaram bi loolu permettre yeneen xeeti jinne yi ñëw dugg si parce que constat bi ñu def que brèche yi dafay attirer yeneen xeeti jinne yi comme aimant leen di xëcc yaa ngi dégg mais loolu est-ce que fajkat yaa ngi may déglu du aussi même jinne bi mooy bi nga xamante ni moo développé wu ay mbir la yoo xamante ni ay questionnement yu ñuy posé la beneen bi moom mooy dangay gis par exemple ñi nga xamante ni ndeysaan yàlla dafa leen nattoo ak ndof mu di feebar bu metti bu tiis lool nga xamante ni bëri goo xamante ni bëri na ko jinne yi nga xamante ni dañu limu te fasandikoo ci mémoire waa ji nga xamante ni moom la yàlla teg nattu boobu dañu bëri ba muur mémoire bi yenn yi su fekkee yàgg nañu yenn xeeti dof yi nga xamante ni yàgg nañ ci nattug ndof jinne bi dañ dem ba nga xam ne dañ max mémoire bi bal sax dañ jël neurones yi daal di koy caxatee nga xamante ni waa jooju bu yàlla weesoo kenn mënatu ko faj ci àdduna wala boog faj la mu yàgg mu jël temps la hawla wala quwwata illa mu di natt bu méttee dangay gis ñu nga xamante ni ba nga leen xamee ci ak ndof boobu xale ngoon ba léegi ndeysaan ñu ngi dund ak feebar boobu yàlla na borom bi subhanahu wa taala dogal ñu nekk ay nit aljanna di dund ci àjjana loo xamante ni dina leen fàtteloo natt yi nga xamante ni moom moo leen dal ci àdduna effectivement yoon sa salaam noonu la ko waxee mu ne doomu aadama natt dina ko dal ci àdduna ay at yu bëri une fois que mu ni saraax ci àjjana ci ay simili yu tuuti mu mel ni ki nattu masul dal ci kawam ba sax buñ ko laajee ni ko yow sa nattu yàlla daloon ci àdduna ñaata at la danaan est-ce que nattu mas na ma dal ngir neexaayu àjjana macha allah yàlla nañ borom bi may àjjana ma la ayna ra'at wala uzuna samiat wala xatara ala bali ahad moo tax borom bi subhanahu wa taala ci alquran yoon sax salaam ci ay hadis ñuy encouragé doomu aadama yi ci di muñ doy na waar kon foofu li ñu bëgg a jaaxal rek li ñu bëgg a expliquer mooy dangay gis waa ji dof dangay gis des millions je dis des millions et des millions de jinn ñooy occuper mémoire bi fees fa del ba loolu moo tax waa ji ci beneen monde la nekk moom du sentir que mi ngi ci monde bi ci beneen monde la nekk imagine toi une fois que nga fexe woon ba génnee jinne yow ci bopp bi ci ngay doog a sentir moom ci lay doog a sentir que mi ngi ci monde bi mais moom mi parce que jinne ñoo ko désorienté ci beneen monde lu ni mel la virus yi du def ci doomu aadama yi su fekkente ni dugg nañ te fajuñu leen éradiqué wuñu leen ci saa si dañuy tasaaroo benn cellule parfois sax dinañ dem ba ëpp sax cellule nombre cellules yi nekk ci yaramu doomu aadama fajkat yi wax nañ loolu yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala sàmm beneen bi aussi microbe yi ñi ngi ñu wër fu ne microbe yi ñi ngi ñu wër fu ne yenn yi sax ñi ngi suñ biir yaram yi yaa ngi dégg nous entourent partout ñi ngi ñu wër fu ne te pourtant du ñuy feebar li ñu wër ci ay microbe ni mu bëree ak pourcentage bi feebar dangay gis ni diggante bi lu tuuti la maanaam lu yaa la waaw nombre microbe yi ñu wër laa wax ñun ci fu ne ak ñiy feebar nekk victime virus yooyu ñu tuuti la waaw lu yéeme la dangay gis ñu nga xamante ni sax par exemple sida ak ni mu grave da ngay gis ñoo xam ne ñi ngi ko yoree ci seen yaram alors que du ñu def sida aussi beneen mbir a ngi noonu
beneen mbir ko virus yi parfois du ñu am récepteur ci cellules yi pour ñu mën a atteindre ki nga xam ni moom mooy seen cible mën nañ fa nekk nag mais waa ji toujours waa ji du mas a def feebar ba nga xamante ni moo yëkkati virus yooyu noonu comme ni mu waxee sànq aussi microbe yi ñu ngi ñu wër fu nekk te du saa su ne la ñuy feebar nit ki noonu aussi boo demee ci jinne yi noonu la mel ak doomu aadama yi borom bi bu defoon kasf benn développement benn dévoilement mu def benn kasf mu ubbi suñ bët yi dañuy gis li ñu wër ci ay jinne kenn xamul nu mu toll nga xamante ni sax bu dul woon sax xafaza yi ñu yàlla booleel wa yursilu alaykum xafaza xatta ida xadara ahadakumul mawt tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun ñu koy jàng ci benn aaya wa inna alaykum la xaafizin kiraman katibin ñu koy jàng ci yeneen aaya borom bi di wax ni man maa leen booleeg ay malaaka yu leen di protéger nga xamante ni ñoom dañuy nekk ci mission protéger doomu aadama bi lu dul rek dogal yàlla bu war a yóbbu doomu aadama bi ñëw bu boobaa ñoom ñu daal di génn ci protection boobu noonu kon gis nga bu dul woon virus yooyu sax da ngay gis ni cël yi ou bien aigle yi ni nga xamante ni noonu la ñuy fëkkee cuuju ganaar yi par exemple ak yenn animaux yu vulnérables yi jinne yi noonu la ñuy caxat-caxatee kon pour vous dire que ni bëriwaayu jinne yi ak nit ñu wëree ci màndaxe ci misaal comme ni virus yi bëree wër ñu fu nekk alors que du ñu daanu feebar saa su ne te ñoom ñooy causé feebar yi ni ki noonu aussi noonu lañu jinne yi wëree fu nekk te ñu tuuti si ñun ñooy nekk victime jinne kon xoolal boobu nuroo boo xamante ni junñe nañ ko sànq loolu aussi mën nañ ci expliquer lu bëri par exemple dañ naan la soo demee ci médecin yi dañ naan la waa ji système immunitaire am moom moo baax ba loolu moo tax muy résister li nga xamante ni les réponses de l'organisme la ñuy wax waaw les globules blancs seen mission maanaam waa ji daal macha allah en tout cas wéram googu mën a résister ba loolu moo tax du daanu feebar ñoom la ñu expliquer dañ koy delloo ci système immunitaire bu baax waaw delloo ko ci wér gi yaram gu nga xamante ni dina dooleel cellules yi ba microbe yi bu ñu fëggee duñ mën a dugg dañuy delluwaat waaw ci zahir la ñuy expliquer boo demee aussi ci monde jinne yi am na explication yu bëree bëri nit ñi gën a vulnérable nit ñi nga xam ñoo gën a vulnérable ci jinne possédé leen attaqué leen dal leen en tout cas le mysticisme terrassé leen mooy ñi nga xam ay nit ndox lañu loolu aussi am na émission yu jàll ci émission li guddi gi muur waxtaan nañ ci xeeti ci astrologie borom bi subhanahu wa taala ni mu bindee doomu aadama yi te ñu wuute ci heure yi ñuy juddu mais aussi ci jours yi ñuy juddu mais aussi ci weer yi ñuy juddu ci biir catégorie boobu neewoon nañu 4 xeeti doomu aadama moo am ñenn ñi ay safara lañu seen nature safara la ñenn ñi seen nature ngelaw la ñenn ñi seen nature suuf la mais ñenn ñi seen nature ndox la nit yi ndox yooyu li ëpp bëri dañuy nekk victime jinne facilement dangay gis par exemple ci benn classe salle de classe parce que loolu xew-xewu jamono la dangay gis ni benn xale mooy yuuxu rek ci classe bi rek après nga xool keneen yuuxu après boo xoolee en général ñoom ñëpp ñoo bokk xeetu doomu aadama bi ñu doon waaw dañuy vulnérable dañuy sentir présence su jinne c'est-à-dire possession daf leen di yomb léeg-léeg bu fekkee dañ nekk ci environnement bu mystique sax dañuy daanu loolu ay beneen waxtaan la bu nga xamante ni xëy na mën nañ ci dellusiwaat parce que buntu la bu ñu ubbi woon boo xam ne jeexagul woon su ma juumul ci seen émission li guddi gi muur loolu mën na ko expliquer beneen bi aussi mooy résistance doomu aadama yi ci kanamu attaque jinne yi mën na dellu ci li nga xamante ni mooy dëgëraayu seen yaram dëgëraay bi may wax nag moom mooy blandewu contre le mysticisme yoon sax la wax ci xadis bu jar a bàyyi xel bu am solo nee na képp ku xëy suba lekk juróom-ñaari tàndarma képp ku xëy lekk ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yow de njabar mënula jàpp waaw njabar mënula jàpp ñu gis relation njabar ak jinne def nañ ko ci émission sànq wax nañ ko njabar bi orientation la rek buy orienté jinne yi ci ab mission bu mu war a accomplir mooy njabar du jeexital sans jinne yaa ngi dégg jinne aussi du jug ci ab mission lu dul njabar a ko orienté moo tax xawaatim yooyu les carrés magiques ay orientation la yuñ tënk ci biir pour les jinne parfois sax
nga gis un sorcier njabraankat buy liggéey ci loolu alors que xamul ni sax am na ay jinne yu muy liggéeyal moom day dóor ay xaatim di sànni rek suural ma fii wekkal ma fii defal ma laa dina joxe ay symbole mais xamul ni ay jinne ñooy accomplir ci mission yooyu noonu ñooy exécuter quoi. kon pour vous dire que ni la yu saa la mu ne ku xëy suba di lekk juróom-ñaari tàndarma yaa ngi dégg jinne maanaam njabar mënul jeexital ci yow njabar égal jinne égal li ñuy wax mysticisme égal pratique occulte bu mu mënti doon ci waar woowu noonu boroom xam-xam yi ñu yàlla may bëtu zahir ñu constaté gis ni tàndarma matière nutritive yi nga xam ne moo ko composé soo ci yàggee lekk yow doomu aadama bi dafay créer benn blende ci sa yaram bi boo xamante ni lépp lu nekk mystique bu ñëwee daf koy delloo moo xam bët bu aay la dafay dellu moo xam liggéey la dafay dellu même jinne duñu la mën a jege à distance lañ lay dànd kon loolu kawteef la sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ba loolu moo tax day laaj ñu jënd ay keesu tàndarma def ci kër yi bu ñu xëyee ñu séddale njaboot gi juróom-ñaari tàndarma léegi résistance boobu mën na judd xam nga ñële dañuy wax virus yi sa système immunitaire moo baax yaa ngi dagg say globule blanc mën nañu jaamaarloo moo tax waaju du feebar virus yi duñ ko mën a dugg ci ñenn ñi aussi boo demee ci yeneen xeet dina ci ñëw par exemple ci occasion feebar bi ñuy wax tey mu di xew-xew jamono coronavirus ñu gis aussi ci àdduna bi ni yàlla bindee doomu aadama yi ak ni ñu fasantikoo ni ñu wutee nga gis ay xeet yoo xamante ni ñoom ñoo gën a nekk victime feebar bi am ñoo xam ne nekkuñ victime feebar bi loolu dañ si ñëw gën a développé ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala léegi ci côté loolu côté virus yi la mais ci côté jinne yi ñu ne waa ji yaramam dafa blindé wu ba jinne mënu ko possédé jabar mënu ko jàpp bët bu aay mënu ko bëtt en tout cas lépp lu nga xamante ni mysticisme la mënul jeexital ci moom ñu ne benn dafa bokkul ci niti ndox yi loolu moo ko may chance ñu ne beneen aussi dafay lekk tàndarma bu bëri parce que chaque jour day lekk juróom-ñaari tàndarma yu saa salaam loolu moom yonent bee ko wax ñu ne wala dafa nekk jaamukatu yàlla maanaam spiritualité mi dafa forte dafa amee une spiritualité bu forte maanaam jaamukatu yàlla dëggantaan la waaw day julli saa su ne julli gi bëri na day woor en tout cas day sellal spiritualité ci anam yépp en tout cas digganteem ak boromam du ko caaxaane waaw loolu aussi dina blender sa yaram exemple rek laa joxe ci loo xam ni dund nañu ko jinne bi mu ne waa ji topp na ko ay yoon yu bëri parce que dañ ko yebal ci moom pour mu wàcc ci kawam tooke jinne bi nee na su ma ko tiimee rek damay jógee ci kaw mbàqu wolof su ne mbàqu mooy daanu bu doy waar boo xam ne doo mën a contrôler sa bopp après lu lay daaneel nee na dafa am ak cóola mooy tàngoor wuy jógee ci waa ji da koy solu fekk ci kaw mu daanu comme ni leen yàlla bindee ñu dëgër bopp nee na su ma jugaatee ma tiimaat ko yaa ngi dégg bu ma ko tiimaatee day génn ci waa ji ab tàngoor bu ma solu damay daanuwaat mu ne def naa ko ñetti yoon après ci laay doog a ni kii du nitu kese effectivement kam doon wax moom ku ñu xam la ci spiritualité bu forte maanaam nit la kuy jaamu yàlla dëggantaan kon jaamu yàlla dëggantaan moytu bàkkaar yi en tout cas nawaafil yi dama jëlale farata yi mais nawaafil yi nga nekk ci yooyu mbaax googu nga xamante ni mbaaxu biir la gu dox sa diggante ak sa borom ci wàccoog ay santaaneem loolu dafay blende doomu aadama néew na kuy dundee noonu nekk victime mu jinne kon ñu ne boobu mooy ñetteel bi wala boog ñu ne yàlla moo ko bindee noonu am na ñoo xam ne naturellement sax duñ sax benn ci ñett yi du ñuy lekk tàndarma du ñu ay jaamukatu yàlla mais yàlla dafa dogal seen yaram dafa blindé wu njabar du leen jàpp jinne du leen jàpp bët bu ay du leen jàpp loolu moom mbiru yàlla la waaw xañ na règle bi dañ naan en tout cas règle bi moom li ñuy conseillé kenn ku nekk mooy dëgg-dëgg nit ñi ñu tege ci yoonu borom bi subhanahu wa taala en tout cas jéem a sellu am na solo mbaaxu biir googu dox seen diggante ak seen borom ñu ko wax spiritualité lu ci waaye mën a liggéey am na solo non seulement ay tuyaaba la aussi dafa am solo doomu aadama yi wàccoog santaane yàlla parce que moo tax ñu wàccee ñu ci kaw suuf wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun après nag di nga am kaaraange yàlla ko wax waaw ci lépp lu bon mais waa jëlee nga xamante ni melul noonu aussi am kaaraange buñ jàpp ni règle bi la exception la ci règle bi rek yàlla moom mooy bind lu ko yaxluqu maa yashaa yàlla mu ne maay bindee nu ma neex aussi maay bind lu ma neex